waaw jërëjëf man la Youssouf Diop nekk tey jii responsable moral bu Hizbut Tarqiyyah waaw kon loolu mooy présentation maa ngi fii Touba fas yéene liggéeyal Serigne Touba. tey bu nekkoon bés boo xam te ne nii bés bu am solo la ngeen doon jébbal seenu ko ziar ki nga xam te ne moom mu nekk xalif général kullu murid di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér Mbacké alors nan ngeen ko jàngatee tey. waaw ni ñu ko jàngatee rek mooy ni ko ñëpp jàngatee mooy bésu émotion la woon ndax bés la boo xam ne yëg-yëg bu sore la woon ci sunuy xol ndax xam nga sëriñ boo xamante ne da nga ko yaakaar àdduna ak alaxira dajale li nga am di dem ci moom bëgg mu xool la ak bëti yërmande ak bëti cofeel yoo xam ne yow la nga ciy séntu ci fajuk aajo bu doon lu ñu jënd ci boutique da nga naan sa patrimoine bépp mën nga ko cee def ngir am ko waaye amu ci benn boutique bu mu am suñu borom rek moo ko am ne la da ngay dem ci kilifa gu mat kilifa ma defal la ko kilifa googu nag moom lañ seeti woon tey monsieur Mamadou Mountakha liñ koy jox amu ci soxla ndax da koy investir ci loo xam ne ñun mënuñu ko kon li tax mu nangul ñu ko loolu c'est un honneur ndam la sag la biñ ko joxee mu nangul ñu ko mu doonaale occasion boo xamante ne Hizbut Tarqiyyah sunu jàmbaar yi nga xam ne moo nekkoon responsable moral bi di Sëñ Atou génn àdduna bu yàggul te it ñu àndoon ci dëgg te àndu dëgg mooy lan mooy moom li mu def ak dundam gépp bi mu jeexalee njàngam à l'université jeexal njàngam école normale war a jàngale ji daal di jël option vers les années 81 ñuy soog a créer la première institution Hizbut Tarqiyyah boobu tuddagul Hizbut Tarqiyyah c'était le daïra des étudiants mourides mais en dehors du campus universitaire ci la ñu créé le premier cadre mooy le centre culturel bi nga xam ne moo assuré woon la transformation qualitative des membres ay étudiants la ñu woon bu ñu daan jàng xasida sax français la ñu ko mën a jàngee mënuñu woon toog toogaayu sax murit yére murit it yii xamuñu ko woon ku ko soloon dañ lay seetaan. boobu yombutoon. mais moom mu bokk ci ñi nga xam ne c'était les pionniers yi nga xam ne ñoo ko xeex ba mu taxaw te xeexuñu ko ci revendication xeexuñu ko ci xuloo nekkuñu biir université daay ne par force dañu fi amal cadre déedéet en dehors du campus universitaire la ñu dajale seen dërëm loué barab muy barab boo xam ne buñ jàngee ba noppi am seeni morom yoo xam ne ñii ñu ngi dem ci barabu fowukaay yi wala ñii ñu ngi dem ci yeneen barab yoo xam ne épanouissement rek lañ ci jublu bu profane ñoom ñu ne comme ginnaaw ñun ay murit lañu jàng nañu ba noppi buñ jàngee ba noppi nañ dem daje daara ja jàng fa li nga xam ne mooy sunu diine ak sunu murit loolu mooy la première institution bi Hizbut Tarqiyyah créé boobu temps c'était le daïra des étudiants mourides à partir de 1981 mais boobu Sëñ Atou il s'est sacrifié pour être le premier permanent de l'institution boobu jot pare na njàngam ba pare école normale ba war a jàngale ji mu daal dina daal institution bu toll nii foo mu am une permanence bu koy pérenniser moom il s'est porté volontaire Sëñ Abdou Lahad ànd koog moom mais il n'était pas rémunéré moom kon dafa doon sacrifier def ko ci la doonee benn institution bu taxaw dem ba am ay daara de part et d'autre dem ba doon institution boo xam ne tey jii bu fekkente ne 20 000 francs lañ daan fay loyer muy jafe tey jii xëy na suñu courant képp àgg na million par mois kon wax dëgg yàlla kooku war nañ ko wax gàcc ngaalaam tey jii newu fi le challenge moo doonoon ñu wan ko ne li nga sacrifier sa dund ba mu jeex tey jii loolu am nañu ko téye c'est un héritage ndax moom moomu ko moom daf ci liggéeyal yàlla moo tax bis bi mu génnee àdduna ñëpp admiré nañ ko ñi ko xamul woon it adulé nañ ko ndax daal ne kii daal ku jeex takk ci Sëñ Tuubaa ngi nii ñun de loolu rek lañ bëgg am ci suñu dund te tollooguñu fa te bis boobu dina ñëw moo tax tey jii dañ doon yeesalaat suñu jaayante dañ doon demaat ci Sëñ Muntaxa wan ko ne ko héritage boobu Sëñ Atou doon xeex ne ci moom de héritage la boo xam ne bàyyi na ko fi ngànnaay yi mu ko doon defee it bàyyi na ko fi kon moom du koo xam ne dafa yàq liñ ko doon liggéeyloo
ñu duggaat ci biir solo bés bi tey sëñ bi yëkkati ay kàddu yu am solo kàddu yooyu noonu mu yëkkati nan nga ko jàngatee aussi. waaw kàddu yi li ma ci jàngat mooy sëriñ bi daal ni mu jiitee jullit ñi mën na maye victoire bu ne ndax li am solo ci lislaam mooy jullit ñi dañu war a delluwaat seen place murit yi dañu war a delluwaat seen place xanaa xam ne suñu borom moo wax ne walillaahi l izzatu wali rasulihi walil muminin yàlla moom doole dina ko jox yonent bi dina ko jox jullit ñi yàlla suñu borom wax loolu ba noppi jullit ñi nekk ci ay tolof rek mu mel nii dañ leen a noot wala dañ leen a xatal mais xatal gi kon nañ jéem a xool est-ce que yàlla day waxam di dañ déedéet kon fa ñu nekkoon dañoo wàcc suñu ànd mu bëgg ñu delluwaat ci li ñu waroon ne mooy jullit yam waxoon loolu mooy ñi àndoon na yonente bi futtiku ci mbubbum àdduna seen xol yàlla lañ ci def mais defuñ ci poñetu àdduna léegi da ngay gis ñoo xam ne dañuy xëccoo njëriñ wala xëccoo daraja te naan ay jullit lañu loolu mënta ne ak njub kenn mënu koo am te sa xol dindiwuñ ci àdduna sëñ Tuubaa day wax naan axrij minal qalbi minnil yawma jumlatama lam yakku indaka mahmudan li turshidani balaa ngay jub sa xol bi da ngay ñaan yàlla suñu borom mu dindi ci lépp loo xam ne gërëmuñ ko kon sëñ Muntaxa loolu la wax ci julli gi keroog ci korite gi tey jii ñun sant nañ yàlla nee na yoon wi ngeen tege nee na gërëm na ko moom te bu doon sagoom ñëpp nit ñii la ñuy mel loolu nag warul tax waa Hizbut Tarqiyyah yëkkati seen loxo di ndamu xam nga lu tax xare Badar moo gënoon a yéeme moo gënoon a rëy waaye bi ñu xaree ba noppi yàlla suñu borom dafa wax ak jullit ñi waaw ne leen falam taqtuluhum walakinna laa qataluhum yéen gañewu leen xare bi de bu leen damu de bu leen kañu de na ngeen am humilité te xam ne dañ leen a dimbali loolu moo dal waa Hizbut Tarqiyyah tey ñu ngi dañu ëmb kersa waaye tamit dañoo motiver wu waat adduna ak li ci biiram fi ñu toll nii dara ñoruñu fi lu dul liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba suñ koy wax dañ koy liggéeyal ci sunu njaboot dañ leen yar dañ koy liggéeyal ci sunu alal dañ koy liggéeyal ci suñuy activité mu doon activité yu lew yoo xamante ne dañuy amal njëriñ doomu aadama dinañ ko liggéeyal ci nit ñi ndax Serigne Touba boo koy liggéeyal da nga koy liggéeyal ci li nga xam ne mooy tax doomu aadama li ko indi ci kaw suuf mu am épanouissement mën ko def ni mu waree lii daal mooy sentiment bi ma ci yëg ne sëriñ bi soññ nañu dimbali nañu encouragé nañu ngir ñu xam ne tege woon nañ ci yoon bi. li soxal aussi li nga xam te ne moom moo jëm ci wàllum addiya yi bu ñu ko gam-gamlee at yi ñu génn ren dafa mel ni ak Pastef da cee gën a. waaw Pastef bi day yokku ndax xam nga ñun bi ñu mujjee ziar sëriñ bi 200 millions lañ ko jox dañ ko soññee bu baax jox ko 200 millions Sénégal yëpp di ko wax mais boobu ginnaaw bi contexte Covid jaar na fi kon war naa mën a tax ki amul Pastef daal di ne léegi sëñ bi de ku ko joxoon 200 millions war ngaa mën a bàyyee ko waat tuuti ndax nous sommes dans un contexte difficile nangam mais la crise de 1929 moo gënoon metti sëñ Modou Moustapha ci la tàmbali raay bi moo liggéey raay bi diggante Njaaréem ba Touba 50 kilomètres loolu contexte crise de 1929 la contexte Covid donc Covid nañ ko bàyyi sëñ bi nee na corona lu ko waaye wax tooñ ko mission am la doon dox ñun dañ dox suñu mission te respecté nag li ñu digle rek boo ko sàmmee tey ñaan suñu borom suturaal la war nga cee mën a mucc léegi nag non seulement contexte Covid jaar na fi mais ñun ku weeru koor lañ jóge ci biir weeru koor bi fin bi presque ci lañ décidé ziar bi ndax c'était pas évident avec le contexte du Covid que ne dinañ mën am ziar ñun daanaka sax dañ doon seet ba xam ndax mën nañ ko am waaye ñu am ci tawféex mu mën a ne fi ñu toll ni def nañ ko mais diggante bi gis naa ne dafa mel ni sax résolution beeg détermination bi waxuma dafa doubler waaye dafa multiplier wu par n te gis nga rivalité d'ardeur bi am gis nga les cellules nationales mooy daara yi nekk ci biir réew mi diggante Dakar Rufisque Thiès Mbour Joal Ndiaganiao nga jël Tivaouane
Kébémer Louga Saint-Louis Touba Mbacké Diourbel Bambey Fatick Kaolack dem Tamba Kolda Ziguinchor yooyu yëpp daara yi biir réew mi kenn ku ci ne lañ la génneeloon ne la pour ñu mën a jox sëñ bi loo xam ne day weesu lañ defoon lañ la génneeloon dépassé ko te bëgguñu mu mel ni maanaam waa bitim réew ñi nekk Italie France Espagne wala États-Unis wala diaspora bi ñi nekk fi dañ leen di wan ne leen ay ñiy wax naan yaakaar ne yëf yi daa war a jóge bitim réew fa la affaire yi gën a kii gars yi nekk fi dañ naan leen mukk de ñoo leen di raw ñi leen naan leen ñoon tamit du ngeen ñu raw jongante boobu loolu la ñu tuddee rivalité d'ardeur maanaam kenn ku ne day jàpp ne maa ko war a jëf xam nga mais du caagin ne da ngay séntu opportunisme day am seen diggante déedéet kenn ku ne bu doon sagom balaa ko waaji di jëf yaa koy jëf ndax da ngay xam li mu lay jural donc ça c'est aussi c'est très important nga xam ne rivalité d'ardeur boobu amoon na ci biir gars yi mais ndimbalal yàlla moo ci ëpp doole mooy gars yi lañ doon yéene di ko def bu ñu ne 313 millions boo gisee sax ni ñu ko waxee sëriñ bi mooy rus nañu tudd lim bi mel ni ku koy réyal ndax 313 sax dafa mel ne mboota nga ci biir tamit. waa 313 yi su ma amoon 400 moo ma gënal 400 millions moo ma gënal 313 millions xam nga mboota ngi ci mais dañoo jóge 200 il faut ñu am loo xamante ne limu motivation la rek boo ne 313 gars yi xalaat waa ahlu badrin mënoon naa ne waa xam nga barke bi lañ bëgg mu wàcce ci ak tamit motivation bi gën a yokku mais bu fi ñu toll nii ñeme nañoo waxaat ziar naan 313 millions ku ko fi wax de di nga xam ne lu barke bi am ci bis bi dina amaat barke bu am ci 400 wala 500 wala 800 wala 1 milliard barke bi di gën a dem rek te 313 yi ñu waxoon ñu juróomi million tege na ci muy 318 kon c'est juste rek benn exhortation interne boo xamante ne da nga koy def ci muy murite ñun da ngay toog mu yàgg bu ñu soññante juróom yi jëkk a génn dañ naan yéen de yéen xam satu rijal yéen juróom yi nga xam ne c'est les plus grands parmi les hommes de Dieu xam nga loolu baax na su ko defee ku ne bëgg cee bokk donc ku ne di nga am koy aduler di ko xool mais ñun ñooy xool saaba yi di xool gars yi àndoon ak sëriñ bi ci la ñu soññante. équipe bu Seneweb TV ak seneweb.com di leen di jaajëfal bu baax a baax cat bak cat ña féete ca kaw ba ña féete ci suuf ci liggéey bi ni ngi leen ko yombalalee lépp soo doon dénkaani say kàddu yu mujj lan lay doon. waaw man dama leen di sant d'abord ndax Salam sama rakk la sama partenaire la ndax wax dëgg yàlla yàgg nañ xamante waaye amul lu may soxlawoo ci loo xamante ne couverture la wala lu jëm ci li muy liggéey damay bëgg sax jaar toujours ci voie bi nga xamante ne mooy wax ak commercial wax lépp mais gis naa ne moom da ciy def yombal yoo xamante ne ak tamit def ko mbiru boppam mu amaat leneen tamit ku mel ni Serigne Cheikh Mouhamadoul Bachir di porte-parole lu Serigne bi ma gisit ni mu ko fonkee ak ni mu ko wegee loolu it doonaat ay kóllëre yu ñu seq kon maa ngi leen di ñaanal ci loolu waaye tamit professionnalisme bi ak ni ngeen teel a ñëwee couvrir ko loolu it maa ngi leen ci ñaanal ndax xam nga couverture mooy pour nit ñi mën cee gën a jot te njëriñ boo ngeen ko yaatalee kon liggéeyal ngeen yàlla liggéeyal ngeen lislaam yàlla na leen lislaam fay yàlla na leen borom lislaam fay te it gën a barkeel seen liggéey gën ko jëmale kanam lii daal lay ñaanal waa Seneweb te itam di ñaan liñ jëlee ci ziar bi ci lu baax yàlla nañ ko bokk jërë ngeen jëf. Bismillah.